Mbaye directeur financier Dangote Ciment Sénégal tey lu waral ndaje bi mooy dañ doon ñëw def pour distribuer diplôme yi de formation femmes de Pout yi ndaxte ñun ñoo financé woon ci cadre RSE bi benn formation boo xam ne ñoom dañ ko doon def sur les transformés mooy fruits et légumes yu ñu gis Pout ndaxte Pout ku ko xam ko ak ay fruits et légumes pour ñuy romb route nationale bi yëpp. donc moo tax ci cadre RSE bi bu ñu xoolee nan lañ leen mënee accompagner mu ne léegi dañ leen di former leen pour jàngal leen nan la ñuy transformer fruits et légumes yi balaa ñuy mën a yàqu. donc loolu moo taxoon ba ñu demee tey bu ñu ñëwee déjà xool nañu n'est-ce pas transformation yi ñu def lépp luñ ci mën a que ça soit ay jus yoo xamante ne visité nañ ko ñun ñëpp. donc ça veut dire que et puis nañ leen accompagner parce que tamit financé nañ pour ñu am ay cantines yoo xamante ne dañ koy mën a teg ci route nationale bi di mën a n'est-ce pas commercialiser produits yooyu te loolu dinañ leen ci accompagner loolu yëpp ci cadre RSE bi la. ñaata jigéen ngeen ci doon former ak jigéen ñi je pense moo juumul plus d'une soixantaine de femmes yoo xamante ne formé nañ leen te ñu ngi leen doon jox seen diplôme tey jii nii. wax nañ ni voilà donc ça veut dire que ñu nag il y a 1 mois ou 2 mois de cela ñu ngi doon déjà def pose de première pierre maternité bi donc xam nga ne ci RSE bi ñu ngi leen di jàppale bu baax donc maternité bi après n'est-ce pas produit de transformation yi ak accompagnement donc ñu nekk femme Pout yi pareeguñu du ma ne femmes yi mais Pout rek seulement ci cadre RSE bi dañu xool et puis après ñu xool aussi ci nan lañ leen mën a accompagner après formation bi. mën nañu wax ne Dangote moom ñu ngi dugal koppar bu bëri lu takku macha allah ci wàllu RSE pour jàppale commune yi. waaw du tey lañ ko tàmbali xanaa tey lañ ko gën a fësal mais yàgg nañ ci ay années ngi nii ñu ngi leen di jàppale mais boobu peut-être ñu bëri fekkee wuñ ko woon te amuloon presse bi et tout mais yàgg nañ leen jàppale mais donc dañ nekk juste sur deuxième phase bi parce que première phase bi yeneen façon jàppale la mais maintenant léegi c'est pour tabaxal leen ay infrastructures yoo xamante ne ñëpp nañ ci mën a gis seen bopp ba koy accompagner leen ci développement donc loolu mooy deuxième phase RSE bi ci lañ nekk nii actuellement. at mu nekk ñaata millions ngeen ñëw ci jàmm ak ci waaw loolu bu ñu koy xayma déjà année 2017 bi dégagé woon nañ benn enveloppe pour 130 millions pas seulement pour Pout mais pour aussi yeneen village yu wër Pout tout simplement ci ay infrastructure parce que Pout tey la ñu gis mais Niakhit aussi am na collège Kër Moussa aussi tamit am na lu ñu fay def Morolan tamit am na case de santé ak Diass donc loolu mooy population environnante yoo xamante ne usine bi impacté nañ leen ñuy xool si dans le cadre de la RSE nañ la leen mën a jàppale ça soit si dans des politiques de développement wala ay infrastructures yoo xamante ne ñëpp nañ si mën a gis seen bopp. maa ngi tudd Ndeye Ciss maa ngi jóge ci commune nu Kër Moussa maa ñëwoon fii defal femme Ciss Marie formation presque Pout yëpp daal ngeen defal formation waaw. formation bi moom ci produit bi waaw defal nañ fi ay produits yu bari defal nañu sirop junjeer sirop bisaab sirop buy defal nañu confiture de papaya confiture de papaya confiture de patate ak buy defar nañu confiture de batañse waaw defar nañu aussi bu mulon defar nañu céréales defar nañu sànqal araw caakiri sànqal defar nañ ko defar nañu croquette du gerte ak junjeer defar nañu croquette aussi junjeer 3 façons defar nañ ko waaw ak caakiri ak yeneen yi araw yi defar nañ ko waaw. formation bi ñaata fan la ak ñaata bénéficiaire la. formation presque 15 jours la waaw bénéficiaires yi nag man jàpp ma ñaata la waaye groupe bu ne 25 femmes lañu groupe bu ne. ñaata presque mën nañu 6 groupes. 6 groupes de 25 femmes. waaw waaw. est-ce que jàpp nga ne xam-xam bi dugg na ba soxna yi léegi nii dañ ci mën a jëfandikoo pour soxale ko. waa xam-xam bi moom dugg na bu baax
waaw xam-xam bi moom dugg na bu baax ndax femmes yi presque ñoom bi man ku mel ne man bu ma ñëwee dama ànd ak mati waaw ñun ñoo formé femmes yi li ci ëpp man damay toog waaye femmes yi jàmbaar lañu formation bu moom dugg na bu baax ndax yenn saay sax dafay am loo leen war a wax ñoom ñooy dellu ginnaaw di la ko fàttali waaw ma xam ne itteel na leen ndax dañuy ñëw heure liggéey seen liggéey wàcc surtout jànq ji moom affaire bi daf leen a intéressé ba toujours ñoom ñu ngi fi ñoo fiy jiib ñoo fiy mujj waaw. wàllu transformation ban njeexital am ci soxna am na njeexital bu bari ci man sama gis-gis ndax njeexital bi mooy lan surtout fii Pout produit yi dafa bari liñ mbéy mi bari na fi mango jeeg xaal yeeg mandarine ji ak béy lëjum bi surtout fii biir Pout waaye seetoon nañ bu jëkk lu bari day yàqu waaye léegi bi jigéen ñi sooboo ci wàllu transformation conservation seet nañ ne léegi dara yàqootul te amal na leen njariñ ndax transformation conservation presque loo liggéey nii mun nga koo denc at te du yàqu waaw. kon daal mi ngi jar. mu ngi jar moom ndax boo gisee liggéey bi yàgg ni toujours lu ñu produit jigéen ji bu ñu wàccee rek dem jënd. du Mati Diagne maa ngi dëkk Thiès maa ngi ñëw fii Pout di former jigéen yi nga xam ne nii mooy réseau des femmes transformatrices de Pout ci li ko indi nag mooy ne madame Derviche ñu bokkante woon dem ITA madame Derviche mooy adjointe maire de Pout moom moo jiite moom moo nekk ci directrice kii la présidente réseau bi la Dangote moo financé jigéen yi pour ñu am formation bi ba mu ko defee nag man comme man maa ngi leen yàgg di liggéey ci wàllu transformation ak formation mu woo ma pour ma def assurer formation bi ak sama collègue bi ñu ñëwee tamit am nañu 75 femmes yoo xam ne ni fii jot nañ fi jaar pendant les 15 jours pour ñu former leen ci lépp lu ñuy soppalee li ñuy bay fii ndax Pout ku ko xam ne meññeef muy lépp luy légume lépp luy fruit léegi nag le temps que ëllëg ñu koy jël di ko muy yàqu wala ñu dem di jëggaane yeneen produits yu jógee feneen ñu nañ jël li ñuy bay fii ñu transformé ko nañ ko yokkal plus-value mooy nañ ci yokk teg dara nit ñi mën ci am dara mais tamit ñu mën ci dundal seen i njaboot. formation bi nag defal nañ ci lu bari lu mel ne ay sirop ay jus confiture marmelade céréales def nañ ko lépp def nañ ko daal ci biir fukki fan ak juróomi te gis naa ne tamit lu war a mën a dem la parce que ñu ngi wax boobu ba léegi entrepreneuriat féminin mais lii entreprise mën na si sosu parce que bi ñu commencé ba léegi nii gis nañ ne produit yi taxawu fi lu ñu produire surtout jus yi koñ bi yëpp ku fi am xew fi ngay commandé ku am cérémonie fi ngay commandé anniversaire yi gis naa fi la ñuy commandé dañuy liggéey lu bari tey soo bu ñëwee fekk yëpp jaay nañ ko kon déjà entreprise mu ngi commencé juddu fii li des rek mooy volonté wu ñoom ñi fi ne ak gëm-gëm bi pour ñu doxal ko mu nekk entreprise bu dox parce que lu mën a dox la nañ ci gis seen bopp seen njaboot gis seen bopp surtout les jeunes filles dama leen encouragé parce que déjà xëy amul soo amee lu mel nii nag ñu indil la ko ba sa biir zone da nga ci war a mën a profiter pleinement tax naa ni ma leen gisee nii ñu engagé wu lañ suñ continuer nii daal def naa ne Pout moom ñoom dañu am baax fu ñu jàpp daal ñoom le réseau des femmes. man Julli Ba laa tudd ñu gën maa xamee ci turu Julde ci Julli Ba mais Julde lañ ma gën a xamee dëkk fii ci Pout quartier garage. formation boo xam ne Dangote moo leen ko jagleel noonu la ko gisee yéen soxna ñun soxna yi li ñu gisee formation bi vraiment da di loo xam ne lii dafa ñëw heure boo xam ne fi lañ ko gën a soxlaa ndax dafa Pout boo ko seetloo rek produits locaux yi fi ne toujours dañu koy am di ko jaay mais des fois lépp loo xam ne lii yàqu kii na ci ba dañu koy mujj di tuur te lii bu dee ñëw na yàgg nañu nag di def sax ay formation mais bii da cee rawati parce que lépp loo xam ne lii ni ñu ko war a conserver ak ni ñu ko war a defare yëpp won nañ ñu ko xam ne nag njàngu mag dafay metti ndax des fois dañuy bàyyi fii dem wëri leneen mais fii moom am nañ ci yaakaar bu baax tey jii comme centre bi niñ taxawee nii suñu lii nga xam ne ñu ngi koy liggéey te ñëpp gis ci seen bopp ndax li ñuy liggéey dañuy fexe ba di ko jaayaat ci suñu biir te am nañu ñoo xam ne comme ni ko formatrice bi waxee léegi depuis bi ñu commencé ba léegi produit bi toogul nit ñaa ngi koy soxla di ko def di ko di jënd di yóbbu ci seen kër yi liggéey bi jaar na ci yoon puisque nekk na ambiance bi ñëpp ànd nañu
te liggéey bi kenn xeebul sa morom def nañ ko njàngum mag ku nekk yaa ngi ciy gis sa bopp ndax tey boo amee sa produit nga indi boo amee sa matière première nga indi ko ci centre bi da ngay defar soo defaree nga yóbbu jaay loolu rek déjà yow yaa ngi commencé di amal sa bopp loo xam ne lii di nga ko mën a suturloo te liggéey la boo xam ne kenn ku ci nekk rek li ngay am xam nga ko ndax jaayu mango bi day dem ba yàqu te tey jii commencé nañu di def marmarade di def suñu confiture di def jus wu mango kon nag bu ñu ko amoon avant peut-être dépôt du fi am sax boo xam ne bii dinañ yàq mango yi xaal ji aussi noonu la liggéeyal nañu xaal ji won ñu batañse yi ñu doon tuur lépp gis nañu ko kon liggéey bi nekk na liggéey boo xam ne bii bu ñëw ci waxtoom la ndax kenn ku ne xam nga meññeef yi ne ci Pout bari na te ni ñu ko jëfandikoo amuñu chambre froide bu ñu ko mën di denc kon nag bu ñu ñëwee ba ñu defal ñu transformation bi ñun dañ ciy gis suñu bopp bu baax di ci sant yàlla bu baax. maa ngi tudd Diallo Fall dëkk fii Pout HLM fii dañoo ñëwoon fii def formation bi ñu ngi remercier tamit madame le maire ak monsieur le maire ak société bi Dangote Ciment ñoom ñoo ñu offrir formation bi ba ñu mën koo def di remercier madame le maire tamit ma jigéen Dervis moom moo ñu jël récupérer ñun jeunes yi indi ñu fii ñu def formation bi ak formatrice yi ñoo ñu jàngal ba nga xam ne dinañu mën a ëllëg bu ñu joxoon entreprise sax dinañ ko mën a tenir accompagner ñeneen ñi jàngal suñu yeneen moroom yi nga xam ne jotuñu woon def formation bi jot nañ ci def nag produit yu bari defar nañ même batañse bi sax defar nañ ci marmelade defar nañ confiture papaye defar nañ ci yëpp jus yëpp defar nañ ko ñu ngi remercier ñëpp di remercier tamit waa Dangote Ciment. yow en tant que jeune nan nga gisee formation bi. waa am na solo de parce que lu ma ci xam fruits yi ma ci xamul woon yëpp yi nga xam ne dañ ko daan sànni wala nga jël ko négliger ko yëpp dama gis fii tamit jàngal na ñoo xam ne dinañ ko jël defar ko ba mu baax mën ko def mu am entretien bu baax ba nga xam ne dina mën a durer lu yàgg ñu defar ci lu bari loo xamante ne yëpp dañ ko daan jël def ko déchet léegi mën na nekk kii bu baax nit ñi mën nañ ko utiliser ñu jël ko def ko ay produits pour stocker ko. fii am na plusieurs jeunes presque 50 femmes ñu ngi fi ñu ngi def formation bi depuis le début à la fin ñu ngi fi.